Sénégal5.com. Sénégal5.com est un site d'information en temps réel du Sénégal et du reste du monde. 5 TV, la télévision digitale numérique, où vous aurez de la politique, people, sport, éducation, santé, culture, revues de presse et vos séries et émissions TV préférées. 5 TV Sénégal, c'est aussi les replays des meilleures émissions radio et TV. Application disponible sur Play Store. Contact rédaction sénégal5@gmail.com, téléphone 33 864 13 24. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Bon, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment di remercier d'abord la dara damay présenté wu Abdou Karim Gueye la moom saa su ne dañuy présenté wu rek xam nga activiste membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs. tey nag bis bu am solo la si ñun te gis nañu yéen tamit solo ngeen gis nañu teewaay je pense que ki nga xam ne moo nekk sama droite du ma ko présenté mooy Antoine Turpin chargé de mouvement Nittu Dëgg Valeurs kii moom mooy Sora Sow xam nga membre la porte-parole aussi ci mouvement Nittu Dëgg Valeurs. bon li xew na d'abord balaa dara damay njëkk def mooy d'abord remercier leen presse bi parce que presse sénégalaise bi dafa taxaw sénégalais yi aussi taxaw carrément ci Abdou Karim Gueye bi mu nekkee ci kaso bi jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko ci kaso bi mu nekk ay mbir yoo xam ne vraiment bëgg naa ci ñëw ay point par point leeral yu bari yoo xam ne peut-être xawoon na lënd ci bopp sénégalais yi surtout ñi nga xam ne dañoo wax sama kaaw sama santé ni mu demee woon ak ni ma génnee jeudi passé jeudi tey may def point de presse wala may def jàkkaarloo ak presse bi comme ni ñu koy waxee d'habitude. bon d'abord damay njëkk remercier population sénégalaise bi man damay wax ni man Karim man bokkuma ci ñi naan Sénégal jar ñoo xeexal donte sénégalais yi ñoo la ko wax ñoom seen jëm bopp ñoo naan Sénégal jar ñoo xeexal mais man dama gëm ni Sénégal rek ñoo jar a xeexal parce que chaque fois su ma amee jafe-jafe man sénégalais yi ñoo may taxaw man gisuma kenn ku dul sénégalais man su ma feebaree sénégalais ñoo may taxaw su ma amee problème sénégalais ñoo may taxaw su ma nekkee ci kaso bi sénégalais dañ may taxaw kon man bokkuma ci ñi naan Sénégal jarul xeexal ñu bëri nag dañuy expliquer quoi di wax nan la demee ba sénégalais peut-être ñu am confiance yàlla xam ne ni man sax xaw ma ko moo tax chaque fois damay ñaan saa bu mu jël damay ñaan yàlla bañ a tas yaakaaru sénégalais parce que xam naa ne am na lu ñu yaakaar lu ndaw si ñun te ñun ma personne importe peu wax dëgg yàlla donc c'est très important aussi pour nit yi comprendre loolu xam ko bon remerciement yi nag dama koy jiital ci d'abord la presse jiital ko aussi parce que dama ni ci remercier laay jiital c'est-à-dire damay njëkk remercier sénégalais yi la population sénégalaise les liveurs les activistes c'est-à-dire ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi doon taxaw xam nga même les partis les femmes leaders ñu mel ni ñoom Maïmouna Bousso ñoom ñëpp président Ousmane Sonko ñëpp ay Dembo ñëpp nga xam ni politiciens yeeg activistes yeeg population sénégalaise beeg ñëpp journalistes yi ñëpp doon jàpp ci sama man dama doon toog ci kaso bi dama doon wax sama nan laa defal Sénégalais ba mu yegg fii donc dama leen di remercier kilifa diine yi parce que am na ci ñoom ñoo xam ni taxaw nañ ma taxawaay boo xamante ni bon ñu bëri xamuñ ko te chaque fois dama gis ni dañ yëf yi dañu ko defoon seen yëf surtout kilifa diine yi imam yi aussi les imams parce que xëy na peut-être doon naa wax mais laaj bi ma def di wax ba comprendre ñu peut-être yenn propos yi nga xam ne yeggul mooy li ma waxoon juge bi rek juge bi ne ma lu tax nga ni gendarmerie ay francs-maçons lañ ma ne ko waxuma gendarmerie ay francs-maçons la gendarmerie sont pas des francs-maçons je parle pas des gendarmes en fait man constitution Sénégal laay wax institution au Sénégal yi laay wax Sénégal ni mu laloo laay wax li nga xam ni Sénégal dañ ko tënk ci constitution bi institution yi république bi et tout diine bokku ci c'est-à-dire chrétiens yi amuñ ci wàll musulmans yi amuñ ci wàll c'est-à-dire Sénégal texte yi tout ce qui est paperasse maanaam këyit lépp lu ñu bind ci wàllu papier Sénégal diine bokk ci maanaam te pourtant ci religion yi boo demee man ñun loolu foofu la ñu faussé départ bi c'est laaj bi loolu laa si doon wax mais wax ni dama ko expliqué ma ni c'est pas normal boo demee gendarmerie procureur bi dafay réquisition ne dama leen jàpp imam bi ñu jàpp imam bi parce que dañu jàpp imam parce que imam bi da doon julli parce que dañu interdit julli fan lañ ko teg lan moo tax ñuy interdit julli te jàkka yi imaam yi seen ñëpp boobu ñoom ay institution lañ te xam nañu jàkka yi ñoom moomuñ ko néegu yàlla la kon néegu yàlla loolu moomul nag amul droit tëj ko di ko tijji parce que dans l'histoire amul fenn fi ñu wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëj na jàkka wala tijji na ko tëj na jàkka yi musu ko def donc loolu la léegi nag li ñu doon wax mooy mënoon nañu jël mesure barrière comme dëkk yëpp ni ñu ko jëlee respecté ko takk ay masque laal gel antiseptique et tout ba pare mën a julli comme ni ñu koy defee actuellement ñu ngi koy def te gisuma kenn kuy julli ci jàkka fi mu toll nii ñu ne am nga Covid wala feebar bi topp na la donc je pense que foofu aussi lu am solo la du manque de respect kenn man je respecte la police man am na ay frères gendarmes ay beaux frères gendarmes am na ay xaritu police ay commissaires yoo xam ne samay xarit lañu donc def naa erreur dama koy reconnaître aussi damay jégalu ci kanamu Sénégal yëpp je m'excuse parce que dama waxee sous le coup de la colère c'est-à-dire dama wax
parce que dañu convoqué xalif bi xam nga li jiitu d'abord mooy dañu njëkk convoqué imam bi nga xam moo nekk Médina Rebeuss dañ ko njëkk convoqué imam Kane police plateau fa laa yendu lundi bi ak moom maag Cheikh Omar Diagne maa ngi koy remercier de passage ak Adama Mbou fa la ñu yendu ak imam bi woor il a 78 ans imam bi ñu jàpp ko 5 heures du matin parce que da doon julli fajar ñu tëj ko ci gris bi bu ma ñëwee ci gris bi laa ko fekk ci vieux monde imam bi nekk màgget ñu téye ko fa mu woor ba 19 heures lañ ko bàyyi parce que da doon julli c'est-à-dire ma ni naka la tubaab bi réussir ba dindi ñun yërmandi bi waroon nekk suñu biir parce que commissaire bi jullit la ah wala muy chrétien waree ba am na lu mu gëm nekkul koo xam ni nekkul ci institution yi muy topp ak constitution yooyu noonu nga xam ne da koy dindi ci diineem commissaire bi moom du quoi te commissaire bi wax jullit la en fait naka la mën a accepter jàpp imam parce que da doon julli màgget mu bijaaw nga tëj ko ci kaso bi def ko ci violon mais mën ko fii Sénégal lañ nekk quoi tout s'arrange mën nga ko sax teg à côté ci benn banc mag la il est vieux da doon julli xam nga diine lu mu si wax foofu nag la affaire bi déclenché woo boo seetee def naa benn live di ko wax maa ngi woon foofu naan maa ngi police su plateau police su Rebeuss du moins maa ngi police su Rebeuss ñu ngi jàpp imam Kane tëj ko ba léegi dafa woor am na 78 ans mi ngi ci grille yi jour boobu nag laa déclenché ne ñi maa ngi lancé défi di wax ñëpp nag vendredi na ngeen fexe ba ñu julli ci parce que toog nañ 4-5 vendredi yoo xam julli ji wuñu léegi nag loolu xalif ñaseen da ko dégg ñeneen dégg si jàpp si ñëpp kilifa yi jàpp si ma leen remercier bu baax a baax a baax léegi nag bi ma toogee nag après ma gis Facebook ñu wanee live direct xalif ñaseen bi di dox ak kaan bi xam nga Sénégal ak mag ak suñu sëriñ tamit xam ngeen ku nekk ak gëm-gëmam ñu convoqué ko mu ñëw di dox ci kii bi noonu di yéeg ci escalier yi biir commissaire central u Kaolack ça m'a fait mal quoi moom wax nag sous le coup de la colère def erreur nag quoi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax dafa ne boo meree bul wax bi ma gisee dama mer rek automatiquement ku ne xam ngeen laayam ni mu mel génération bi ñu toll actuellement xam ngeen laayam ni mu mel spontanéité bi si nekk nga xam ne da ngay wax échange bi ci am xam nga gis dafa spontané quoi te ni ngay waxee noonu la ñuy di tontoo et tout donc loolu moo tax ma waxee noonu mais bi may wax dama la waxee pour ñu punir fi ma doon waxee mooy Sénégal c'est pas normal ba tey ku tooñ Seydina Mohamed wala nga tooñ waa jàngu bi yoon du la def dara soo laalee Macky Sall léegi ñu la article nangam article 80 article nangam ak nangam dañ ne Macky Sall institution la mais imam yi ñoom ay institution lañ ci diine l'islam ñun bu ñu juddoo imam yi ñoo ñu tudd ñun bu ñu dee imam yi ñoo ñuy suul kooku ñooñu amoon gis ma ku leen ëpp valeur Sénégal naka lañ mën a sàgganee ba tey suñu diine bi nga xamante ni nee nañ 95% de musulmans 5% de chrétiens ñun ñëpp ñu gëm ba pare ñu sàggan ba suñu ngëm-ngëm yooyu amuñu part amuñu wàll ci suñu ni charte nday réew mi di doxee loolu defet la gàcce bu rëy la te je pense que loolu lu am solo la léegi nag ce qui est erreur yi ñu def ci yi ma def ci communication man peut-être yor naa jikkoy sénégalais comme ni ñu koy waxee mais soo juumee da nga naan juum nga tooñ naa dama tooñ parce que commissaire bi aussi liggéeyam la doon def c'est pas normal man taxaw naan dañ ko war a simmi quoi saagaw man moom ordre la jot rek appliqué te ordre bi mu jot noonu peut-être dañ ko jox hiérarchie la bu ko xam da koy jox ordre yi mu def mais man def naa erreur ma koy jégalu moom commissaire bi daal di ko jégalu parce que am na ay frères yoo xam ni ñu ngi liggéey ci police bi am na ay frères yoo xam ñoom maa ngi ñoom ay policiers lañ gendarme ñooy bokk mbalaana wasifa ñoo bokk gëm sëriñ si comme Sénégal ni mu mel kon ñoom mënuñu nekk ay francs-maçons mais la gendarmerie ñi muy doxee institution yi ñi muy doxee la gendarmerie ni ñuy doxee ci ordre yi tey bu ñu la woon léegi-léegi nii Serigne Touba fi nekkoon ñu ne dem leen jàpp Serigne Touba ñu jàpp Serigne Touba Baye Niass su fi nekkoon ñu ne dem leen jàpp Baye Niass ñu jàpp Baye Niass loolu ñun war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ ko xoolaat bu baax naka la diine bi néewee doole Sénégal ci ni ñuy doxee te ñun sàggan nañ ba constitution beeg institution yeeg yëpp moo supérieur suñu diine yi te république bi dafa war a topp ci suufu diine yi alxuraan bi nekk ci kaw bible bi tamit ñi ko gëm mu nekk seen kaw c'est-à-dire ñu jël gëm-gëm bi nga xam moom la ñu yàlla tegal ñu nekk suñu diine ñu gëm ko yooyu nekk ci kaw après nag politique bi république bi nekk ci suufam loolu la wax juge bi dafa ne ma lu tax nga ni gendarme ay franc-maçon man ko wax moom dafa yeggul mais su yeggoon di nga comprendre c'est-à-dire li ma bëggoon wax mooy man institution yi laa dama bëgg république bi nekk ci suuf ñu tënk suñu constitution yi ci diine yi suñu diine yi ñu gëm suñu imam yi am baat ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dégg leen ñu respecté leen jox leen seen cër parce que imam tey dafa institution la bu ñu war a jox cër loolu c'est très important donc ñun suñu xeex boo déggee nitu dëgg valeur loolu la valeur yi la ñuy xeex lépp lu yàq diine yi lépp loo xam ne àdduna bi mondialisation bi yegg na ci tey ngay gis ay góor jigéen ay droit ay homosexuels ay même ay dëkk yoo xam ne dañuy xeexal sax pour pédophilie mën nañu ko dundal mu dox yooyu yëpp ñun dañ koy xeex donc yooyu ni ñu koy xeexee nag mooy fexe ba ñàkk tey suñu Sénégal ba ñu xam ne am na ay nit yu taxaw pour dëgëral diine bi Sénégal diine yi parce que religion mooy lay relier ci quelque chose léegi soo relier wul ci yàlla da nga relier ci Satan ñaar yooyu ñoo fi nekk ñun nag comme nag def na suñu constitution suñu institution relier wul ci yàlla kon xam ngeen fa mu relier waaw mooy jégalu donc loolu mooy premier part donc ci jégalu bi ci wax aussi leeralaat tamit laay bi parce que daf
benn point rek moo si des mooy saaga yi live bi dañ ñëpp damay dégg toog ci rajo bi maa ngi koy suura ñu naan Karim Assane Diouf Karim day saaga Karim man musuma saaga j'ai jamais insulté man ñi may àndal ay imam Alioune Badara Ndao sama live sama chaîne YouTube imam Alioune Badara Ndao daf ci kii la ci dafa abonné ay kilifa yu mag ñoo abonné sama chaîne ay Mbacke ay Siwel ay Ñaseen man su ma doon saaga ñooñu dañu ma topp parce que ñooñu ñàkkuñu fulla di ànd ak kuy saaga man du ma saaga musuma saaga c'est-à-dire bu dee saaga naa xëy na xanaa rap la woon jamonoy rapport yoo xam ni peut-être ci biir musique bi la doon quoi te même saaga yi dañ koy codé mais saaga actuellement toll nañ ci dimension boo xam ni man musuma saaga sama chaîne Abdou Karim Gueye musuma ci saaga dafa jaaduwul gis naa Assane Diouf ci kaso bi waxtaan nañ dañ doon daje ma ne ko saaga yi nga war a bàyyi saaga ci boppam moo jaaduwul kenn warul saaga kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi leen di saaga seen bopp ñu ne ko nit nan lay saaga boppam mu ne ko saaga waajur jàmm sa waajur ma saaga donc yooyu lu ma gëm la dama diine bi lu ma gëm la lu may xeex la lu may xeexal la gëm yi dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc point yooyu daal bëgg naa ko souligner bu baax a baax ça me tenait à cœur pour ma leeral ko quoi remerciement yi aussi dama ci boole diaspora bi aussi la diaspora moom mu suñu ma seetaan donc damay remercier bu baax a baax a baax donc c'est très important beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante nii mooy jour bi nga xamante nii tey gendarmerie ñëw nañu sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu bi ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade de recherche les gars yi commencé wax sama affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ma ci nattu mu siiw su ma sañoon lu siiw parce que tëdd naa man fii hôpital avant principal avant mooy voyager tëdd naa une semaine urgence réanimation te kenn xamul ne dama feebar bi ma demee sauver la ñu bëri xam ne dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag moo ko siiwal malheureusement mu siiw mais neexul dama feebar def naa ay opération loolu dëgg la dama feebar ci kaso bi parce que dafa am régime boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man dafa ñu ma bindal régime boo xam moom laa war a ñu may dundee kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala ma dem boutique dafa jël ay sardine wala ma fay jël ay corned-beef yoo xamante ni dama si doon jóg góorgóorlu nu moom continuer loolu nag moo demoon ba commencé indi problème ba ma am ñaari malaise ci kaso bi bon malaise bi moo ko amee sax moom dama ko doon nëbb parce que sama jabar laa ko wax rek vite fait moom ndekete affaire bi def na ko problème parce que moom xam na feebar na ñoo dëkk ma ko waxee nag moom ci la woo avocat bi pour sama médecin traitement ñëw dugg si kaso bi pour xool ma lii nag la sama jabar wax après moo ko Antoine Toubin moom aussi ñoom ñu gis avocat bi di expliquer pour médecin bi ñëw avocat bi nag médiatiser affaire bi lii la affaire gars yi médiatiser ko bi ñu ko médiatiser dañu ma yóbbu pavillon spécial damay profiter ci occasion bi di remercier waa administration pénitentiaire damay ñuy remercier parce que administration pénitentiaire wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ parce que xam nga ñu dénk la te li ñu la dénk joxuñ la matuwaay yoo ko téye c'est-à-dire joxuñ la matuwaay yoo téye li nga dénk ñoom loolu moo leen dal mu nekk ay mbir yu doy waar yi ma fekk ci kaso bi lekk gi ñoom dañ état bi daf leen wax léegi lekk di dugg di génn amatul visite ñoom pénitentiaire ñoo gën a nekk prisonnier que prisonniers yi ñoom duñu nelaw duñu ñibbi seen kër parce que dañu leen confiné dañuy tëju amuñu droit génn seen kër parce que dañu ne ñoom amuñu droit génne feebar te pourtant chaque jour mandat de dépôt yaa ngi dugg ci kaso bi mu nekk lu metti loo xam ñoom ñu ngi koy dund foofu dañu ngi pavillon spécial man nekk fa pavillon spécial dañu ma fa toppatoo man benn sens dama tiit ma ne man ñii ni ma toppatoo yi ne lan la mais comme foofu amul internet télé bi dañuy seetaan après laa ne ah ok ci laa gis Sénégalais yi taxaw moo tax aw ma seen fay aw ma fayu presse sénégalaise aw ma fayu sénégalais yi aw ma seen fay moo tax bu ñu naan da nga feebar man pousse su ma si doon teg di ma pousse di ma indi fii damay ñëw taxaw ma wax ak Sénégal fekk maa ngi mën a wax ak mën taxaw xeexal Sénégal dama koy def parce que ma personne importe peu chaque jour dama koy wax parce que nit ñi dañu war a bàyyi di wax non noppalul non xanaa xooloo sa doom yi dama koy wax à chaque fois ma ne nag ngay waxee ni yow Seydina Mohamed nga gëm te Seydina Mohamed wax ni jullit bu nekk li mu yéene boppam la war a jéene jullit yëpp nag ngay yéenee sa doom toppatoo ko te yéene moo toppatoo doomu jàmm nag ngay xeexalee sa doom te doo fas yéene xeexal sa doomu jàmm donc kon sama doom man seen doom sama doom la suñu doom ñu suñu doom ñu ñëpp la jigéenu Sénégal yëpp dañ ma xeexal ba dama mujj dama yéemu damay génn si kaso bi sax appel téléphonique yi jooy yi ma ne man lan laa defal Sénégal kon man am naa liggéey bu rëy boo xam ne may xaar sama kanam am na yoo xam ne ñaax la quoi dañ ma ñaax xam ne waruma waruma fen war naa éviter lépp ba bañ a laal lu lewul wala ala boo xam ne tas yaakaaru Sénégalais man dama am way bu taxaw sama kanam moo tax donc man défi la quoi te moom tam man pour man défi la donc c'est très important loolu aussi lu ci rabaay xel administration pénitentiaire nag am na yu fa nekk yoo xamante ni am na yeneen yaatal xëy na peut-être du fi xaj ñu ngi ko yaatal yu bari ay nit yoo xam ne fekk naa leen si kaso bi ñu nekk ci condition yu doy waar yoo xam war nañu ko xeex comme sànq ni may ko waxee ni Sénégal diine bi amu fi wàll noonu lañ jàppee imam Habib Touré ma nga fële Kaf Manuel dañ ko tëj ci kaso bi mook Assane Diouf ñoo bokk benn nekk xam nga lañu ko jàpp da doon def daawa di wax ni diine l'islam
dafa am législation boppam du diine boo xamante ne nii dañ koy boot diine buy bootaatal loolu lañ ko jàppee. noonu lañ jàppee tamit Camara mais Mamadou Camara mi nga xam ne mu nga fi pavillon spécial dañ ko opéré tëj nañ ko 2 ans kenn jugé ko ci yoonu suuf bi la doon dem pour immigré gi ñu jàpp ko immigration clandestine ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee ne terroriste la dafa jaaroon gaaw indi ko tëj ko ba feebar fekk ko ci kaso bi ba ñu opéré ko ba mu am poche man poche xam naa ko su ma nee poche xam naa poche mbay ngi dara mais xam na li may wax Mati 3 boobu tamit xam na li may wax de passage maa ngi koy bigg bu baax a baax su ma nee poche ñoom xam nañ li may wax donc mu am poche nekk si kaso bi di dund lu méttee 2 ans mi ngi si kaso bi ñu jiñ ko terroriste te ñun xamuñu lu xew ñun ñu ngi toog si biti rek maa ngi fekk aussi benn grand boo xamante ni bi ñu turee nekkee ministre de la justice la ko téye bi mu turee bi mu nekkee ministre de la justice daf ko téye woon ci affaire enrichissement illicite bi mu ko téyee grand mi ngi tudd Aline Badara Badiane xamoon na xam ngeen ko ñàkk journaliste yi dañ ko xam xaritu Abdoulaye Wade la woon Macky Sall bi ñu ko jàppee bon peut-être mooy comme seen affaire bi ngeen di dégg affaire littorale yi biens yi ñuy def ak moom comme politicien yi ñuy def rek bu fekkee grand bi def na erreur aussi tëj nañ ko presque 7 ans grand bi dem na ba am problème insuffisance rénale grand bi dem na ba dafa diabète ñu ko yëkkatee ko tëral ni pavillon social depuis 7 ans. waaw d'abord maa ngi ñu pam sax d'abord juste ma répondre sama waa ji pour wax ko ni ko liberté provisoire ku ne xam nga justice sénégalaise na muy doxee c'est-à-dire loolu ñoom dañ koy def pour tënk la quoi c'est-à-dire mooy duñu teree xeex li may bañ kay mooy ñu boole ñu ci gaar ñi nga xam ne ñuy xeex yi teggi ñëwul loolu rek laay moom sama souci loolu la mooy Sandiogou laa dégg mu koy wax naan Karim saagawul mu ne Sandiogou rek mooy wax li nga xam ne moo nekk sama boobu actuellement donc pour wax ni liberté provisoire moom yaa ma gën a xam Guy Marius Sagna moom la am ñoom ñëpp moom lañu am c'est-à-dire li ñu bëgg mooy def teg la foo xamante ni doo sañ a waxati wala ngay contrôler sa bopp wala yooyu mais à chaque fois ñun Sénégal lu mu soxla ci xeex dañ koy def ci teggin ak yar dinañ ko def waaw Assane Diouf waaw xam nga Assane Diouf c'est-à-dire xam nga man maa njëkk def live boo demee sama chaîne YouTube di nga ko gis non da ngay dem si waa Rewmi info réew mi di nga ko gis may wax di wax ni ma ne Assane Diouf li muy wax ni muy defee du noonu li muy waxee du noonu man musuma ànd ci saaga Assane Diouf te bi ñu ko gisee ci kaso bi waxtaan nañ ko mu nekk nit ku baax ñu waxtaan maag moom ma ne ko grand saaga yi xam nga rek bàyyi saaga yi te Assane Diouf dama leen wax lu am solo institution lañu ko yóbbu bu ci Sénégalais yi jugul Macky Sall ñoo ko sànq ci kaso mais ni wax lu leer pour ngeen bàyyi ko xel te ñoom mënuñu ne nag bi ñu koy njëkk a bàyyi dañu ko bàyyi parce que Assane Diouf am problème mu xel tey ñu jàppaat ko encore fi ñu ko yóbbu noonu gàtt balaa ñu ko lijjanti na fa def 6 mois yóbbuñu ko flagrant délit mel ni ay enquête la ñu war a enquête mel dañu war a enquête ay foofu la ñu ko yóbbu institution moom ak imam bi ma lay wax nii imam Habib ñoo bokk même chambre Habib Touré kooku ñu jiñ terroriste tëj ko foofu fi ñuy def terroriste la ñu tëj Assane Diouf donc loolu aussi sénégalais war nañu ci jàpp te pour man combat la pour ñu libérer Assane Diouf parce que gis ngeen li fi xew lu gën a garaaw Assane Diouf waxuma la saaga de mais saagante moo am Sénégal saagante xam nga saaga ak saagante bokkuñ Assane Diouf dafa saaga mais ñi dañoo saagante donte nag saaga moom kenn du ko cautionné Sénégal5.com. Sénégal5.com est un site d'information en temps réel du Sénégal et du reste du monde. 5 TV, la télévision digitale numérique, où vous aurez de la politique, people, sport, éducation, santé, culture, revues de presse et vos séries et émissions TV préférées. 5 TV Sénégal, c'est aussi les replays des meilleures émissions radio et TV. Application disponible sur Play Store. Contact rédaction sénégal5@gmail.com, téléphone 33 864 13 24. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram.